na ngeen jëf rafetlu seen ànd ak rajo Futurs Médias benn waxtu jot na ñu jukkil leen xibaar yi. Barthélémy Ngom. ngir ñu wàññi njëgu courant bi te tamit ñu bàyyi Guy Marius Sagna ak i ñooñam ñoo lank ñoo bañ daañu amalati ab manifester ni ki tey ji ci ngoon ab doxub ñaxtu la diggante place de l'Obélisque jàpp RTS ca Kaolack namoon nañu ko fa amal waaye préfet ba tere na leen ko Diourbel moom daañu manifester préfet nee na leen mbedd yaa ngoog dem leen fileek 2023 njëgu courant bi mën na am mu wàññeeku Mouhamadou Makhtar Cissé di jawrin gi ñu dénk énergie moom moo ko xamle ci suba ca Mbuur ci ab ndaje ca Mbàkke moom am na ñu fa police tegoon loxo ci suba waaye nag ci mujjantel gi bàyyi nañu leen kuréel gi ñu duppee ànd soppi ndoxu Mbàkke moo xëyee toggaanub ñaxtu ci buntu Sen'Eau di kër gu bees gi yore ndox mi fii ci mim réew di Sénégal dogal bi ñu jël moo di bañ a fayati facture ndox ni ndaxte dañu gis ne daal seen robinet ya ndox mu bon moo fay balle Diourbel ab xaleel bu toll ci fukki at ak ñett moo fa jam naataangoom bu toll ci fukki at ak ñeent ba mu ñàkk bakkanam ñu xëy nag jox ci kàddu ñenn ci ay waajur ñoom ñëpp di ko ñaawlu noppi ne lii bokk na ci li ko waral ñàkk yar xawma ana xale doxantoog paaka loi bi ñeel criminalisation viol ak it pédophilie tey la ko njiitu réew mi di promulgué soxna yi nag daanaka ñëpp ci kontaan rawatina jëwrin gi leen jaboote di Ndeye Saly Diop Dieng xibaar yi biti réew soxna Ana Rocha ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay fay bu baax a baax Barthélémy Ngom benn weer gannaaw jéye bi amoon ca Inates jihadis yi songuwaat nañ réewu Niger beneen camp militaire lu jege téeméeri nit ñoo ci ñàkk seeni bakken bokk na ci fanweeri militaire Michel Djotodia dellu na Bangui moom mi jiite woon rebelle Seleka yi juróom benn at mu ne woon exil fële ca Bénin ca États-Unis nag démocrate yi daal dinañ voté benn texte boo xamante ne li ko tax a jóg mooy néewal doole Donald Trump ngir mu bañ a songaat Iran. yaatal gi ci kanam soxna Narocha Cheikh Tidiane Diagne ñu ngi laa nuyuloo andi ci tàggat yaram. gannaaw ba ñu la fayee Barthélémy la ñu fas yéene waxtaanee moo di wàllu football ak championnat bu Sénégal ci li jëm ci 5e journée bi danañ ko daal di door niki ëllëg. jongante gi nga xamante ni moo ca gën a ràññeeku di diggante AS Douanes ak Teungueth FC jamono gi ñoom ñaar ñoo féete ci bopp rogaadu ci gile championnat bu Sénégal bu loolu weesoo yi tamit football ci biti réew danañ ko daal di waxtaanee championnat ba ca France ak itam Angleterre ba jàpp ba ca Italie France nag tey jii ci ngoon danañ ko daal di door li seen bëccëg jàpp leen nag ñi nga xam ñoo di waa Rennes danañ dalal Olympique bu Marseille Rennes féete si ñetteelu place bi Marseille féete si ñaareelu place bi ñoom nag juróomi poñ daal di dox seen diggante. yaatal gi ci kanam Cheikh Tidiane Diagne gis-gis ak RFM daañu waxtaanee environnement nan la ñuy mën a def daal ba sunu alam gi gën a mucc ci tooke li ko sabab di lay xew ca Mbëbës ak it ca Béd An ci njeexitalu xibaar yi lay doon Aliou Ba moo fare ci machine yi. ñu leen di nuyu di leen sant ci ànd beeg RFM xibaar yi ñu dooree kook accident bi démb bi nga xamante ne ñetti nit ñoo ci ñàkk seen bakkan diggante Bambey ak Diourbel fay tolloog dëkk bi ñuy wax Lañaar ñaari woto nag ñoom ñoo mbëkkante bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante ni ñu ngi ko nangoo di ci Babacar Diouf di suñu ndaw la foofule ca Diourbel. tiis bi tamit nga xamante ni moo dal groupe Futurs Médias génnuk àdduna taskatu xibaar bi di Ibrahima Jaxa bi nekkoon ci l'Observateur moom mu ngi génn àdduna gannaaw feebar bi nga xamante ni moom moo ko tëraloon Ibrahima Jaxa bi nekkoon employé ci groupe Futurs Médias ci l'Observateur la watina Daouda Mine bi nga xamante ni liggéey naak moom ci yéenekaay bi di l'Observateur ne daal koo xamante ni la woon ku bëggoon nit la bëggoon liggéeyam it te nangu woon a liggéey ñu teewlu seedeem moom Daouda directeur site IGFM ci téléphone beeg Georges Déthié Diop. Ibrahima Jaxa bi journaliste la bi nga xamante ne ku xamoon liggéeyam la je pense que bi muy ñëw l'Observateur ay 2008-2009 booba su ki nga xamante moo nekkoon suñu njiit suñu directeur de publication mi ngi tuddoon Souleymane Diop moom tamit yàlla jël na ko yàlla xare àjjana donc Ibrahima Jaxa bi muy ñëw mi ngi doon doog a jóge France defoon ay études si en sociologie buggoon ñëw pour xam ñu nan la ñuy liggéey à l'Observateur parce que dafa amoon benn projet ak benn nijaaya projet bi mooy ubbi woon benn groupe de presse en Guinée mais ba mu fa duggee je pense que génnaatu fa parce que ba mu fa duggee gis nu ñuy liggéeyee convenir ko ñun aussi ñu gis journaliste bi mu doon qualité rédactionnelle bu mu am et puis sens du relationnel bi mu am ñun aussi ñu wax ni élément bu baax la comme dañuy ñëw rek étoffé de rédaction pourquoi pas ñu jël ko moom tamit donc noonu lañ ko recruter ba muy liggéey ci ñun également lépp lu nga xamante ne dañ ko daan jox comme liggéey de terrain comme journaliste da ko doon def convenablement mais en dehors de liggéey bi mu doon def également amoon na li ñuy woowee sens du relationnel
parce que daan na jëflanteeg nit ñi ci biir rédaction bi ak ci bitti également ku mel ni Ousmane Sonko l'homme politique Ousmane Sonko xam na ko bu baax parce que ba muy débuté ci politique moom Ibrahima Diakhabi moom moo daan coordonné activité Ousmane Sonko donc li may retenir daal en définitive ci Ibrahima Diakhabi mooy journaliste la woon ku nga xamante ne ku xarañ la woon ci liggéeyam ku amoon sens du relationnel ku bëggoon partager également parce que xam-xamam képp ku nga xamante ne soxla woon na ko yéwee noonu na pour jox la ko donc li ñuy ñaan yàlla mooy yàlla xare ko àjjana yàlla jégal ko ay rëcc-rëccam dugal ko ci àjjana firdaws. amiin Daouda Mine ñaan yàlla suuf woyof ci kawam levée du corps bi nag amal nañ ko niki ci suba ca hôpital Aristide Le Dantec ba noppi jébal ko sunu borom ca sëkk ya nekk ca Yoff Ibrahima Diakhabi groupe Futur Média jaaree ko ci sama kaddu di ko jàlle njabootam di ko jàlle it ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko xamoon jàlle ko it taskatu xibaar yi. wéy ba tey ci xibaar yi dem ca Diourbel ak xaleel bo nga xamante ni dafa toll ci mu ngi toll ci fukki at ak ñett moo fa jam paaka naataangoom gu toll ci fukki at ak ñeent ba mu mujj ñàkk bakkanam ñuy xëy nag jox ci kàddu ñenn ci waajur ñi ci ëpp dañu ko ñaawlu ne bokk na ci li ko waral ñàkk yar ak it démission bi nga xamante ni ñenn ci ay waajur démissionné nañ ko ci yar seeni doom ñu ne mënuñu comprendre ana xale di doxantoog paaka ñu ànd ci Koumba Sandiane Faye. xale bu am fukki at ak ñett dem ba am xelu yor paaka def ci saaga génn paaka ba jam ko danger la pour société. Fallou Dione atam tollu ci fukk ak ñett daal di jam moromub ndongom bi mu bokkal classe di Khadim Ndiaye ab mbir mu ëlëm waajur yu bëri monsieur Mbaye ñu fekk ko ci arrêt bus bi mu mel ni ku yàkkamti te wut mu yëy yàbbi ci mbir mi ak xol bu nakari. bu ñu xëyee di jàngi war nañoo xool saak yi bu ñu wàccee war nañoo xool saak yi parents yi contrôlé wuñu seen doom yi naka la yar di amee te xale muy sama doomu jàmbur jam il faut nga corriger ko. booy xool lu nu mel loxo ñëpp a ngi ci. léegi maître yi c'est un gagne-pain naa ko def bu weer bi dee ma am salaire nekkatul par vocation nekkatul par amour du métier. waajur wi tiit ci gis ab gone atam tollu noonu mu ànd ak fitna gunu doy wante muy duut baaram ci li mu jàpp ne moo ko mën a waral. violence bi am ci télévision yi violence bi am tamit ci dëkk bi dafa xaw a doy waar xale bi di ko gis di ko dégg tamit xale bi tamit su amee frustration fa mu nekk te biir këram am na ci loo xam su génnee da koy wane ci mbedd mi. lu soriwul foofu dara beneen waajur moom di dëggal ni waajur yi ut ko par tax talatuñu yarub wala ñàngub seenub doom. day def journée continue ba 6 heures ci ngoon 20 heures ngay wàcc fekk nga ko moom mi ngi ci télé bi wala tëdd na boo xëyee ngeen daje dem na nga dem kon luñ la wax ne la moo ko def waru la bett. ñàkk caytu ndongo yi lu ñuy def ci réseaux sociaux yi waaye it programme bi ñuy seetaan ci télévision loolee it doon lu ñu dut baaraam nipp lu mën a waral xale yi mën a doxalee noonu. connexion bi gratuit lay doon yenn saa yi ñu ngi seetaan la nga xamante ni eggagul ci seen dund. waajur yi di ñaawlu jëf juni mel day woo seeni moroom pour waajur ngir ñu gën a bàyyi xel seeni doom ngir moytandiku yu nu mel. Koumba Sandiane Faye Ibrahima Diakhabi bi ñàkk bakkanam te nekk fii di l'Observateur sànq maa ngi ne jébal nañ ko sunu borom waaye suñu xibaar yi ñu jot a am daal nañu jébalaguñu ko sunu borom. loi bi ñeel criminalisation viol ak it pédophilie tey la ko njiitu réew mi di promulguer soxna yi daanaka ñëpp ci kontaan rawatina jëwrin gi leen jabooti di Ndeye Saly Diop Dieng ni ki tey jii la ko xamle moo nekkoon gan ak RFM matin. Mohamed Ali Mouba. nu ñu criminaliser viol ak pédophilie ci Sénégal Ndeye Saly Diop Dieng jàpp ni loolu lu baax la moom mooy ministre de la femme de la famille du genre et de la protection de l'enfance. mu nekk nag phénomène boo xam ne bii yaakaar naa Sénégal fan yi passé gis ngeen recrudescence yi nga xam ne moo amoon ci domaine boobu jigéen ñu bari ñu fàggagal leen ñu violer leen ñu rey leen sax loolu moo tax jigéen ñëpp àndandoo jug yuuxu pour wane ne nañ leen jàppale pour que loolu jig jug Sénégal. léegi nag képp koo xamante ni violé na wala def na acte de pédophilie mun na jël fukk wala ñaar fukki at wala sa dem ba perpétuité ñu tëj ko ci diiru dundam loolu nag ministre bi jàpp ni dinañ ci taxawal ay mesures d'accompagnement yu wóor. parce que loi boobu dina permettre vraiment loolu wàññeeku baax te bu wàññeekoo di jigéen seen taxawaay gën a dëgër ci Sénégal ñu gën a yokku te bu ñu yokkoo yaakaar naa réew mi yokku. waaye nag Jamra jàpp ni lu baax la waaye nag yenn insuffisance yi foog ñu def ci attention yenn dérives yi yenn accusation infondée tuumal nit ci lu tëgguwul dara maître Ciré Clédor Ly jàpp ni moom balaa ñuy voter loi bi dañoo waroon teg d'abord ay moyens scientifiques ak ay moyens techniques yu wóor ngir éviter yeneen erreurs judiciaires yi. ak RFM kumpa jeex na.
ngir ñu wàññi njëgu courant bi te tamit ñu bàyyi Guy Marius Sagna ak i ñoñam ñoo lank ñoo bañ daañu amalati ab manifester ni ki tey ji ci ngoon ab doxub ñaxtu la diggante place de l'Obélisque di jàpp rond-point Doudou Ndiaye Coumba Rose mu di buntu RTS tey ji nag dañoo xëy dem ca place de l'Obélisque xool dispositif Bafa Salimata Aw. marche bi kañ la. tey la. tey fan la. waa ji Colobane la dëkk wante marche bi yëgu ko benn yoon. xamul sax ni tey la. fii place de la nation fii sa wetu kër. fii nii. yow yëgoo ko woon. déedéet yëguma loolu de. waaye xam naa ne am naa facture bu courant bu 80 000 dafa yëguma ko. Mamadou Diallo moom yëg na ko ba tax na sax nee na butigam bii da ko nar a tëj dem fekk ji waa collectif ñoo lànk bokk ca mars ba. man moom maa ngi ci yoon bi quoi incha allah quoi midi incha allah wala 11h yooyu noonu maa ngi ci yoon bi foofu noonu incha allah. duñu xeex duñu xuloo ci dëgg rek lañu nekk. waa na ñëpp génn quoi waxtaane quoi pour ñu mën a comprendre dëkk bi nan la am na xala quoi. ca Colobane nag marche ya fay am na itam ñu mu neexul nee nañu bruit beeg dajaloo beeg yuuxu gi da leen di déranger donte ni lii ñuy ñaxtu concerné na leen. Ndey kenn ci ñoom extrait. pour rien parce que damay liggéey déjà métti na ci ñëpp nag courant bi moom ci ñëpp la métti mais damay liggéey déjà parewu ma pour dem marché su ma sañoon dinañ la xeexee neneen pas pour marché parce que sooy marché ñiy marché beneen côté la ñu jógee ñëw fii ci quartier jàmbur di fi marché di fi indi problème ñun duñu am jàmm yàq seen i bagage loolu rek moo métti ci marché bi mais nag mënoon nañoo kaase neneen lu dul marché. di def ay doxub ñaxtu ngir am li nga bëgg naam baax na wante dafa fekk ni rek àjjuma ju jot nga dajale ay nit génn itam yenn saa yi dina tax ba li nga bëgg di nga ci sonn wante doo ko am soxna si waxee nu ni mel. man mun naa ko muñ ndax mun naa ko muñ loo yàlla. mun naa ko muñ loo yàlla mais daa fas déedéet. Colobane moom yàlla dogal na fii laa dëkk suñu kër gi dara musta am fii ba ma dem fa parce que amuluma benn importance. collectif ñoo lànk ñoo bañ nar a wàcc ci talik Ndakaaru ji tey ji ci ngoon yenn ci ay région wu Sénégal itam dina leen ci fekk si li ñu bëgg rek ñoom nee nañu yokkuteefu njëgum électricité bi ñu teg ko ci suuf. dañ ci gis suñu bopp kay nag ñun courant 200 000 francs lañ fay dëkk bi dafa metti Macky Sall na génn wax ak jaamu yàlla yi na ñëpp génn ñu takku ba dëgër jàkkaarloog Macky Sall waaw kay. ñeneen nit ñuy génn tey di waa Diourbel ci wooteeb ñoo lank ñoo bañ boobule marche ba dana am préfet ba nee na leen dem leen mbedd yaa ngoog Babacar Diouf. LONASE la ñuy déparé jëm gouvernance jaar ci mbeddi Diourbel yi li ñuy ñaan mooy ñu wàññi njëgu courant bi Alioune Fall kenn la ci membre ñoo lank ñoo bañ. marche boobu nag li ko sabab mooy yokkum courant bi nga xam ni gouvernement bi décidé na ko mu nekk loo xam ni aw tiis la nar a yokk ci askan bi ndax dafay indi yokkum mburu mi yokkum ndox mi yokkum lépp li nga xam ne da koy jëfandikoo. Mamadou Wayende Dieng ne manifestation bi du lenn lu dul li nga xamante ni mooy ñàkk confiance boo xam ne ni dox na diggante ñi ngi jiite ak ñi ñu jiite moom mooy coordonnateur marché bi ci Njaareem. jafe-jafe bi nga xam ne am nañ ko ak nguuru Sénégal mooy benn lu jiitu mooy relation de confiance bi amoon suñu diggante ak moom buum boobu moo dog li ko waral nag weesuwut lenn muy benn lam ñuy waxoon loolu moom moo dem tegeeku tege feneen daf ñoo waxoon à partir de 2021 à partir de 2021 maanaam courant bi dafay wàññeeku waaye loolu nag à notre grande surprise maanaam courant bi day yokk courant bi nag yokku na. association des consommateurs ne du wuute li nga xamante ni moo di doxum ñaxtu bi Bassirou Tine moom moo di coordonnateur bi. parce que jàpp na ne yokkute bi jaaduwul ñaareel ba aussi bu amee li muy engendré ci ay charge ménage yi na bëri waay boo xam ne nii kenn du ko mën a attan. même si par ailleurs gouvernement bi danaan yenn ménages yi du leen impacté mais aussi mën na leen impacté de manière indirecte. ci wàllu administration lépp lu jëm ci këyit sàmmoonte nañ ko moom ba marché bi sax fi mu nekk nii autorisé nañ ko force de défense et de sécurité yi nga xam ne ñoo nekk ci diwaan bi dinañ encadré doxub ñaxtu. Diourbel RFM Babacar Diouf. Babacar Diouf Diourbel moom danañu dox ca Kaolack moom kenn du fa dox ndax préfet bi nee na leen du fi amee. nee na nag trouble à l'ordre public bokk na ci li tax mu tere doxub ñaxtu googu nga xamante ni ñoo lank ñoo bañ ak beneen mouvement ba nga xamante ni mu ngi tudd sunu courant kenn du ko yokk bëggoon nañu ko fa amal préfet ba tere na leen ko ñoom ña ko bëggoon a amal nag jamono ji may addu ngeen di teewlu ñu ngay dajeeg taskatu xibaar yi ba xam fan la ñuy teg seen tànk fileek 2023 njëgu courant bi mën na am mu wàññeeku loolu Mouhamadou Makhtar Cissé di jëwriñ gi ñu dénk énergie moom moo ko xamle niki ci suba ci ab ndaje fële ca Mbour daañu ci dellu siwaat ak Abdourahmane Diallo wéy ci xibaar yi am ñu nga xamante ni nag kii di Babacar Ba bu forum du justiciable yëkkati na ko jëmee ci coow li waral yokkute njëgu courant bi ci jamono ji nee na daal li gën mooy ñu jiital waxtaan su ko defee xëy na saafara juddu waaye dafa gis ne doxum ñaxtu yeeg yooyu mën na am du lijjanti mbir mi
mu di position bu nga xamante ni ñoo lank ñoo bañ daal bokk na ci coordonnateur ya kii di Alioune Sané nee na stratégie plateforme bi mu di fexe rek ba weñ loxoy nguur gi su ko defee mu wàññi njëgu courant bi soxna Naata Mbaye. ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre ba léegi ñu ngi woote na sénégalais yi génn manifester ndax pexe bu collectif ñoo lànk jot na ñu soppi ko. gis nañ fi feneen ak feneen nguur gi 5 francs lay yokk ci njëgu mburu bi ñu commencé ndànk-ndànk di mobiliser wu ba mu dem mu am ay dayo yi nga xamante ni gouvernement bi du mujj am leneen lu dul mu déglu citoyens yi et que mu dellu si gis nañ fi sax ay gouvernement yu daanu donc loolu kenn waru ko négliger constitution moo ko jagleel citoyens yi te dañ koy jël ba mu mat sëkk. Aliou Sané nekk co-coordonnateur bu plateforme bi ne ñoom li leen gën a yitteel mooy ñu wane askan wi ci boppam li ñu bëgg génn ci mbedd mi ne ànduñu ci yokkute si njëgu courant gi jël xeex boobu dem ba ca comité pilotage dialogue national ba waxtaanee ko fa ni ko forum du justiciable waxee ñoom ñu ne du jëriñ dara. njëlbeen nee na ñu ne ñun gisuñ ci suñu bopp te bokkuñ ci ndax gis nañ ni président Macky Sall bi muy waaj a jël nguur gi fekkoon na mu am ay conclusion wu assises nationales yi fi nekkoon ci entre deux tours yi mu xaatimoon mu jël ay engagement pour application charte bi waxoon nañ fi waxu mbirum commission réforme institution ñu jël fii doyen Amadou Mokhtar Mbow bi mu jëlee rapport bi ñëw jëbbal ko président bi fulaalu ko. ministre bi ñu dénk pétrole ak énergie nee na wàññite ci njëgu courant yi du mën a am fileeg 2022-2024 xeex bi kon jeexagul waaye Aliou Sané ne ak gouvernement bii de lu ne mën nañ koo xaar. Sénégalais yi amul benn crédit bu ñu accordé ci déclaration yu ni mel président de la république ci ay fan rek ci ginnaaw ne woon na ni prix courant bi dina baissé ci premier trimestre bi loolu wax nañ ko. fileeg ñuy am benn décision officielle ñeel yokkute ci njëgu courant yooyu le collectif ñoo lank di wéy di woote askan wi ñu génn manifester. ca Mbàkke ci suba am nañu fa police tegoon loxo waaye suñuy xibaar yu mujj nañ leen bàyyi kuréel gi ñu duppee ànd soppi ndoxu Mbàkke moo xëyee ab toogaanub ñaxtu ci buntu Sen'Eau di kër gu bees gi yore ndox mi fii ci Sénégal dogal bi ñu jël moo di bañatee fay facture yi ndax di gis nañu ne seen robinet ya daal ndox mu bon na fay balle Cheikh Mbacke Dieng ay kàddoom ci micro Marema Diop. xëyoon def ñu nag association yi nekk ci dëkk bi yëpp ànd nañ dem buntu SDE pour wax leen ni ndox mi bon ñi dootuñu ko fay ba parce que mois bi nag dañoo ñëw indi ay factures yoo xam ni bu daan nekk 10 000 75 000 bu daan nekk 20 000 francs am na ci ñoo xam ne 18 000 lañ daan fay ñu ngi yor facture de 225 000 229 000 francs et gonflé nañ facture yëpp pour ramasser li des ci dëkk bi yóbbaale leen ko te loolu duñ ko accepter jamais au plus grand jamais ñëw nañ nag def suñ pour sensibiliser ña fa nekkoon ndax am na ñu fa jotoon di fay ñu taxaw fa di leen sensibiliser ne leen ndox mi bon mi dootuñu ko fay et puis ndox mi cher na baaxul te dootuñu ko fay te Mbàkke gépp décidé nañ ni ndox mi dootuñu ko fay tant que defaruñ ndox mi ba mu baax ndax ndox mi am nañ pexe yu ñu ko mën a defaree comme yeneen dëkk yi ñu defar seen ndox def nañ liste pour defar ndoxu Mbàkke bi ndoxu Sénégal gépp te Mbàkke bokku ci de ce fait nag léegi ñun des nañ suñu décision ne duñ ko fay entre temps nag woo nañ police ndax ñoom agent yi ñoo ñu doon saaga di ñu insulter bay am fa ay attroupement woo nañ police ñëw na ànd ak ñun commissaire ñoo convoqué ñu ñun ñëpp yóbbu ñu commissariat donc xeex bi nag day continuer. xeex bi day continuer di kàdduy Cheikh Mbacke Dieng ci turu kuréel gi ñu duppee ànd soppi ndoxub Mbacke nga xamante ni dañoo xëyee tey ab toogaanub ñaxtu ci buntu Sen'Eau di kër gi yore kër gu bees gi yore ndox mi fii ci Sénégal fukki simili ak juróom-ñeent moo bootu ci benn waxtu. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. wéy ci xibaar bi ak xibaar yi ak déclaration ministre des finances ci biir yéenekaay bi di Soleil Abdoulaye Daouda Diallo ne Sénégal passé na risque surendettement fi mu ne nii daal mën na ko gérer ay boram loolu nag li ko andi bokk na ci ay réalisation ki ay financement yoo nga xamante ni dañu ko leb ak yeneen yu ko demee loolu nag njiital dette publique àdduna ci. Babacar Cissé lay wuyoo ci téléphone beeg Georges Déthié Diop. li indi changement bi mooy que ni bor yooyu ñu des ba fii ñu toll buñ ko doon saytu boru état rek lañ doon xool waaye léegi FMI dafa am doxalin bu bees boo xam ne buy natt maintenant boru réew yi dafay jël boru nguur gi dëgg la mais day jël boru lépp lu wékku ci nguur gi dañ naan organisme public agence yi si lañ bokk établissement public yi si lañ bokk société nationale yi si lañ bokk donc te critères yi nga xam ni fa lañ doon natte suñu bor changé wul yokkul même critères yi la donc boo jëlee même critères yi doon ci natt boru nguur gi kese
nga jël critères yooyu itam di si natt bu boru nguur gi ak boru lépp loo xam ne su wékku si nguur gi organisme public yi mën a wax bu boobaa xëj na buñ ko nattee natt bi dina doon loo xam ni dafay ëpp la mu doon lañ doon am ba fi ñu toll waaye nag defe naa li am solo mooy que ñu xam que ni statut boobu du statut boo xam ni dañ naan guleet ci réew yi ci ñu seet ñoom yëpp a ko am ba ci Côte d'Ivoire ba ci Nigéria réew yu mag yooyu yëpp ci statut de risque modéré boobu la ñu am maintenant di dalal tamit peut-être xel yi xam ni dégradation boobu ñu am dafa dégradation boo xam ni bu temporaire lañ ko mën a jàppee parce que fii ak 2022 bu neexee suñu borom war nañoo dikkaat ci statut de risque faible de surendettement te loolu déggoo nañ ci ak FMI ñoo ngi jël matuwaay yi ci wàllu ni ñuy doxalee dette bi ak ni ñuy wutee suñu financement pour daal di dellu soit ci risque faible de surendettement fii ak 2022 bu neexee suñu borom. mu nekkoon directeur de la dette publique di Babacar Cissé. 100 000 logements maanaam téeméeri junniy logements sociaux yi nga xamante ni programme nguur gi la ouvrier yeeg chauffeur si nee nañu daal ñu ngi dundee yaakaar ne daañu ci am ba tax na ñu ngi sàkku ci gouvernement bi muy gën di communiquer jox leen xibaar yi war ci projet yu ne demee ñu àndi ci reportage Oumou Kalsoum li Gora Diop di ab menuisier ñu fekk ko ca biir atelier ba muy yëngu mu ngi xamal ni ay at a ngi nii moo ngi luwe ak njabootam lenn rek moo ko soxal fi mu ne nii mooy jël njaboot ci daal di leen dugal ci këru boppam. te loolu boo tëddee sax doo mun nelaw parce que xam nga yor njaboot du fay luwaas loolu dafa métti quoi mais loolu moom des fois dañuy toog di ko xalaat quoi mais ñun projet dañ koy dégg rek mais ñun ouvrier yu ndaw yi duñ ko gis quoi dañ koy dégg nii rek. Abdoulaye Ka nekk ab chauffeur taxi moom lenn rek moo ko teree nelaw jamono jii mooy dugal njaboot gi ci ab taax. daf may tarawaare kay parce que moom rek laa bëgg dëkkuwaay rek lañ bëgg taximaan yi yëpp ku ne ci àddina rek loolu mooy say mébét ñun de gisuñ kenn ñëw fi wax ñu ci dara quoi tey sax laa ko doog a yëg. Moussa di ab menuisier ñu fekk ko ci atelier am muy wax ne yëgul sax 100 000 logements sociaux yi. buñ koy def rek dañuy jël ñi nga xam ne ñoo am kayit wala ñoo am benn xam nga yow foog nga ñëw pour déposer wu mun a bokk si loolu mais ñun xam nga amuñ temps boobu yóguñu ko daal. salon de l'habitat moo ngi am ci centre international Abdou Diouf bu Diamniadio ouvrier yi ak chauffeur yi di wax ne yenn projet yu mel nii bëgg nañu ñu gën leen cee dugal ba ñoom it ku ci ne mën cee am kër goo dugal sa njaboot. Oumou Kalsoum li dem ca Fatick wax ci domaine agricole communautaire bu Ñombaato la ñu fa def nay meññeef dana tàmbalee produire fii lekk atum 2022 coordonnateur national Prodac moom moo ko xamle ci ab ndaje gu ñu doon amal ci domaine agricole communautaire bu Ñombaato nee nañ projet boobu nag jàppale ne banque islamique de développement moom moo ko financé koppar ya toll na ci $1 milliard mu di donc domaine agricole boo xamante ni daañu fa employé lu toll ci juróom-ñeenti junniy ndaw mu di góor ak jigéen Aminata Goudiaby. ndaw yi nekkee ci région bu Fatick nag mën nañoo gën a taaxirlu domaine agricole communautaire bu Ñombaato nag nee ñu njeexitalu atu 2022 rek lay mën a tàmbali ay activité am Pape Malick Ndour coordonnateur national bu Prodac di wax li ko waral. DAC soo koy def di ci dugal xaalis bu bëri loolu yaakaar naa da nga ko war a def mu sérieux financement bi financement banque islamique de développement la nga xam ne dafa am ay conditions yu mu lamboo condition bu si njëkk rek mooy bépp appel d'offre booy def du nekk appel d'offre national appel d'offre international lay nekk procédure yeeg yooyu yëpp quand même daf ñu xawoon retardel bu ñu commencé ba léegi fu ñu toll nii nag démarrage effectif bi tey dinañ ko lancé donc jàpp nañ daal ne commencé na lu ñuy def rek nag lu ci lu bees programme bu am solo la te jeunes yaa ngi koy xaar. liggéeyu ko domaine agricole communautaire bu Ñombaato nag ñu ni daañu ko financé ci lu toll ci 11 milliards mu di nag programme boo xam ni buñ sukkandikoo ci gouverneur bu Fatick dana xeex lii di émigration clandestine nga xam ni day indi ay jafe-jafe yu bëri ci biir département bu Foundiougne Seynabou Gueye. jeunes yi ci mën a liggéey mën na toll ci ay 8500 waaye yaakaar nañ ni sax mën na ëpp loolu waaye am na tam ay groupement yoo xamante ni dinañ ko ci dugal bu réussir Fatick lii nga xamante ni mooy jeunes yi nga xamante ni dañ fiy jóge xëy na di dem feneen jeunes yooyu yëpp dinañ toog mën a liggéey fi nga xamante ni mooy seen dëkk. ci ñaareelu génération domaine agricole communautaire yi ñuy def ci Sénégal nag nee ñu ñeenti région lañ ci tànn mu bokk ci Fatick mu aju ci projet de développement de l'entrepreneuriat agricole Pape Malick Ndour. PDAS nag moom mooy projet bu ëmb yaakaar naa programme moom soo ko gisee ay projet la ci biir maintenant bii bees nag BID moom moo joxe financement am ñetti autres DAC la concerné gannaaw dagu Ñombaato muy ñeenti DAC loolu moo tax projet bi ñu ngi koy déroulé. Fatick nag commune Toubacouta la ñu tànn ngir def domaine agricole communautaire bu Ñombaato yaatuwaayam nar na toll ci 1500 hectares Aminata Goudiaby Fatick RFM.
RFM bitim réew. Ana Rocha nu ngi lay nuyu. ñu dellu di la fay Barthélémy. terroriste yi dalati nañu ci Niger. benn weer gannaaw jëye bi amoon ca Inates jihadis yi daal di nañ songu bi la yoon benn camp militaire bu féete China Goder lu jege téeméeri nit ñoom ñoo ñàkk seen i bakken bu ñu sukkandikoo ci ministère nigérien de la défense kon am na ñenn ñoo xamante ne dañ ci jële woon ay gaañu yu ci mujjee faatu leeral yi ak Abdou Diouf Junior. léegi lim ba yegg na ba ci fanweer ak benn militaire Niger yoo xam ne faat nañu leen ñii nga xam ne nag ñoo def congu gi nee nañu lu toll ci juróom-benn fukk ak ñett ci ñoom faat nañu leen ñoom itam congu gi mu nga am ca camp militaire bu China Goder juróom-ñeenti fan ci weeru janvier bi ñu nekk muy fàttali rek juróom-ñaar fukk ak benn militaire yoo xam ne rey nañ leen weer wala ñu génn loolee mu ngi amee woon ca camp bu Inates fu soriwul dara fa cong wa amee démb jàngat yi nga xam ne nag defoon nañ ko ci boobu cong tax na ba li ñu ñàkk ci ay doomi aadama rawatina ay militaire démb taxu koo bari terroriste yi nga xam ne ñoo def boobule cong nañu defee woon ca Inates la ñu defeewaat démb dañoo jori bal seen kaw ba noppi daal di yàq réseau GSM bi nga xam ne moo doon tax ñu mën a amee jokkoo ak yeneen camp yi suñu sukkandikoo ci RFI.fr cong ya amoon ci camp bu Inates ba léegi gars yi mënuñu ko fàtte ndax defoon na lu toll ci juróom-ñaar fukk ak benn ci ay militaires yoo xam ne ñàkkoon nañ ci seen bakkan moo tax it démb jàmmaarloo nañoo ak ñoom bu baax a baax ngir moytu la amoon ca China Goder mujj nañoo sax mën a jëfandikoo seen rajo boobule ngir woote ndimbal ci noonee la avion yu France yi daal di naaw mu am ñaari bombardement yoo xam ne def nañ ko ci ñi amee cong bi ba tax ñu mën a rawale soldat Niger yooyu la suñu sukkandikoo ci RFI.fr. njiital Tchad daal dina ci addu Idriss Déby nee na mu ngi ñawlu bu baax a baax attaque bu mujj boobee ca Niger waaye nee nag du tax ñu ñàkk farlu ci xeex bi nga xamante ne daal dinañ ko sumb ngir xeex jihadiste yooyu la waaye itam ngir jàmm gi sax dàkk ci biir sous-région bi. Michel Djotodia ana ñibbi na ca Centrafrique. moom mi ne jiite woon rebelle yi ne woon itam njiital Centrafrique tey ji ci suba la egg ca diwaanu Bangui bu ñu sukkandikoo ci benn journaliste bu AFP nekk foofee ca Centrafrique daal ay lu tollook fanweer ci ay partisans ñoom ñoo taxaw daal di ko acclamer moom Michel Djotodia kon di dellu siwaat Centrafrique gannaaw juróom benn at yoo xamante ne ca réewu Bénin la nekkoon moom moo daal di daaneel nguurug François Bozizé ci atum 2013 jiite woon kon rébellion Séléka bi nga xamante ne communauté jullit bi ñoom ñoo ci ëppoon Barthélemy. ñu dem ca États-Unis nga xamante ne chambre des représentants ba mu ngi mel ni sunu assemblée nationale bi rek daal dina adopté benn résolution su ko defee ñu wàññi lii di ay pouvoir militaire u Donald Trump rawatina ca Iran. texte boobu sax ci jafe-jafe yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko jamono yi diggante États-Unis ak Iran ci la jëm loolee ngir président Donald Trump bañ a kon mën a lancer ay opération militaire ca Téhéran waaye nag léegi des na Sénat bi nga xamante ne républicains yi ñoom ñoo ci ëpp ñu daal di ñoom itam gëstu ci boobule résolution Daouda Diouf. dogal bi nag démb la ko chambre des représentants américain di ay démocrate jël ñoom nag dogal bi dañ ñu ne fi mu nekk ni nag lépp loo xamante ne xeex la jëmale ko réewum Amérique ak yeneen réew yi balaa ñu koy def nag ki nga xamante ne moom mooy président bi dana ko war a nag waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy démocrate yi lu nu mel nag moom mooy dakkal nañ ki nga xamante ne mooy Donald Trump dootul mën a tey song ab Iran te nag congrès bi jox ko li nga xamante ne moom mooy ab digalam loolu nag la ñu jël ñu gis ne nag ñi nga xamante ne moom mooy ci congrès boobu ñoo fa ëpp doole moom mooy démocrate yi nga xam ne ànd nañu ak ki nga xamante ne moom mooy Donald Trump te seen njiit sax di Nancy Pelosi nee na li mu wax nag mooy boo gisee dogal boobu ñu jël ko dañuy nag bugg a sauver li nga xamante ne moom mooy américains yi nekk bitim réew ak tamit américains yi nee na nag constitution maanaam charte réewum Amérique dogal bi mu jël mooy balaa ñuy def lu nu mel maanaam xeex ak beneen réew il faut congrès boobu nga xamante ne moom mooy wax waaw wala déedéet loolu nag moom la ñu jàpp ne daal kii di dogal Donald Trump amatul droit songu ñi nga xamante ne moom moo nekk ab Iran lu nu mel nag tax na sax réew mu Amérique rawatina ki nga xamante ne moom moo nekk président ba ak ñi mu àndal nee na dogal boobu ànduñu si tey ànduñu si ëllëg nee nañ nag moom dafa wane ne dellu ginnaaw lay doon ci li nga xamante ne moom la ñi nga xamante ne moom mooy Sénat boobu noonu jël ñu gis ne nag te jamono yi nga xamante ne moom mooy Donald Trump nee na nag boo gisoon moom mu rey ki nga xamante ne moom mooy Qasem Soleimani kooku nag da doon waaj a yóbbu ay bomb fi nga xamante mooy ambassade bu Amérique fa nga xamante ne ca Bagdad nee na nag loolu moo tax ñu rey ko wante amul leneen loo xamante jël na ko nee na nag moom bu mbir mi sax taxawee ne jong moom dafa war a jël ay dogal yoo xamante ne sax sàkku ci xaar ndigal ki nga xamante moom mooy congrès bi wante nag congrès bi nee nañ loolu moom dootul amati
fëte ca réew ma. jërëjëf Daouda Diouf Barthélémy Ngom fi la ñu yem kon ci xibaaru bitim réew yi. tàggat yaram ñu dalal Cheikh Tidiane Diagne. waaw Barthélémy gannaaw ba ñu la nuyoo dañu koy daal di door rek wàllu football ak championnat bu Sénégal Ligue 1 bi nag ñu ngi seen 5e journée yëf yi danañu ko daal di door niki ëllëg jongante yi nga xam ne daal mën nañ ko ci jàpp te mu am solo loolu moo di diggante AS Douane ak Teungueth FC ñoom ñaar jamono gi ñoo féetee ci bopp raw gàddu gi ku ci nekk ci ñoom ñaar nag am na fukki poñ. ba tax na fi mu toll nii itam am na ñoo yaakaar ni ëllëg seen match bu ñu nar a amal ci stade Ibrahima Boye bu Ndiarème ca Guédiawaye war naa mën a doon match bu neex loolu moo di kaddu Tassirou Diallo mi nga xam te ni consultant la fi nii ci rajo Futurs Médias. Teungueth FC ak Douane ñoom ñaari équipe yu nag ñoo yem même nombre de points bi ñu am bii nag mooy seen juróomi match bi nga xamee moom la ñu war a si daje mais soo xoolee que ne Teungueth moo jiitu mais jiituwul lu dul si goal différence te goal différence aussi nag si la bokk. ñaari équipe ku nekk am na fukki point ñoom joué nañu ñeenti match ku nekk gagné nga ñetti match am benn match nul juróomeeli journée bi nag ñoom ñoo war a si daje ñi ngi wax nag kan moo war a mën a génn jël ndam li si match bi ndam li nag nañu xam ne bon ñaari équipe yëpp am nañu ñaari attaquants yi nga xam ne chaque match ñu dugal ay but muy Bouli Junior Sambou ba nekk Teungueth FC ak Ibrahima Sow bi nekk Douane ñoom ñaar nag ñuy xëccoo fi mu nekk nii pour raw gàdd gi pour encore nekk meilleur buteuru équipe mais dinaa leen wax ne équipe bi gën a tactique équipe bi nga xam ne moo gën a concentré bu si jeu bi moom mooy gagné match bi dina nekk nag match boo xam ne ñun ñëpp nañuy xulli suñu bët xool xam ne victoire bi mën na dem si kii comme mën na dem si kële donc booba incha allah ñu xool. kooku di Tassirou Diallo ñu dal di wax ci yeneen jongante nga xamante ni itam danañ ko dal di kon bokk amal niki ëllëg jàpp ba dimanche ñeel lii di 5e journée bu championnat national bu Sénégal di Ligue 1 bi ëllëg di samedi 16h30 ci stade bu Mbao Union sportive bu Gorée dana fa tasek Jaraaf bu Dakar geneen jongante ci stade Caroline Faye ca Mbour stade Mbour di fa dalal Ñambur bu Louga ci stade Ibrahima Boye bu Ndiarème na ma ko waxee diggante Douane lay daal di doon ak Teungueth FC ci bu 17h jotee stade Lat Dior bu Thiès 18h SNEPS bu Thiès dana fa tasek ñi di waa ñaari tali la ca des ci wàllu jongante danañ ko daal di kon bokk yeggal niki dimanche stade Aline Sitoé Diatta bu Ziguinchor Casa moo fay dalal ñi di waa Mbour Petite Côte stade Alassane Djigo bu Pikine AS Pikine dana fa tasek ñi di waa Génération Foot ñu daal di wax ci Ligue 2 bi tam dana daal di door li nga xam ne moo di 5e journée niki ëllëg ñaari jongante yi daal di am benn ba njëkk ba 15h30 stade Alassane Djigo diggante Renaissance lay daal di doon ak Duc ba ca des diggante Amitié FC ak ñi di waa Union sportive bu Ouakam boobule match na nga amal ci stade Lat Dior bu Thiès dimanche stade Ibrahima Boye bu Ndiarème 16h30 GFC dana fa tase Africa Promo Foot stade Ngalandou Diouf bu Teungueth 16h30 dimanche ba tey Port dana fa tase ñi di waa Jamono Football Club stade Lamine Gueye bu Kaolack foofu Sonacos moo fay jongante ak ñi di waa Demba Diop FC bu Mbour stade Massène Sène bu Fatick J Fatick di sa dëkk Barthélémy ñoom mi ngi féetee jamono gi ci 2e place bi xam nga ndax xamoon nga ko am déet. 2e place bi waaw ñu ngi ci 2e place bi fi mu toll nii ba tey baax na. waaw baax na ba tey ñoom nag ëllëg wala boog dimanche seen digg ak Thiès FC lay daal doon altine la ñoo fas yéene kon bokk jeexal la ca des ci wàllu jongante stade Caroline Faye bu Mbour diggante Kër Madior bu Mbour féetee ci première place bi ak Linguère bu Saint-Louis lay daal di doon ñu daal di waxtaanee wàllum nawetaan ak phase départementale bu Pikine lii di programme 8e de finale ni retiré ni ki tey jii ci stade Alassane Djigo bu Pikine ci bu 17h jotee yaakaar dana fa tase ak Entente 2000 ba ca des ci jogante 19h lay daal di door diggante Ginnaaw Raay ak ñi di waa Malika sur Mer Barthélémy ñu wax ci wàllu football ñu des ci wàllu football ba tey bi pas dem ca France Rennes mu ngi ci tànku Marseille ngir jël ñaareelu place Ligue 1 ba. ñoom ñaar juróomi poñ daal di dox seen diggante Marseille moo féetee ci 2e place bi Rennes daal di féetee kon bokk ci ñetteelu place bi match bi nañ ko daal di door ci bu 19h45 jotee tombeek nag seen 20e journée foofu lay ca France la ca des ci wàllu jongante nañ ko daal di amal niki ëllëg ñu mën see lim jongante ko nar a dox ci diggante Girondins bu Bordeaux ak ñii di waa Lyon la ca des ci jongante nag dimanche ñu mën see lim itam Marseille wala bokk Paris Saint-Germain féetee ci place bu njëkk beeg ñi di waa Monaco ci bu 20h jotee lañ koy daal di amal niki kon bokk dimanche gi championnat bu Angleterre ñoom ngi seen 22e journée yëf yi danañ ko daal di door niki tey jii 20h Sheffield United dana tas ak ñi di waa West Ham United la ca des ci wàllu jogante dañ ko daal di yeggali niki samedi ñu mën cee lim Arsenal mi féetee ci fukkeelu place bi dana fekk Crystal Palace ëllëg ci bu 12h30 jotee
Chelsea ma nga féetee ci ñeenteelu place bi 15h diggam ak Burnley lay daal di doon Liverpool mi féetee ci bopp raw gàddu gi moom ëllëg di samedi ci bu 17h jotee moom dana fekki Tottenham ci dëkkam Tottenham féetee ci juróom-benn place bi waaye seen buteur potentiel wala boog seen buteur providentiel di Harry Kane moom du ca bokk la ko waral nag moo di gaañu bi nga xam ne moo ko daal di tëral ba tax na dañu ko war a opérer te dana toog fii ba weeru avril moom du football kii di Harry Kane la ca des nag ci wàllu jogante dañ ko daal di jeexal niki dimanche 16h30 Manchester City féetee si ñetteelu place bi moom dana fekki Aston Villa ci dëkkam ñu daal di ko jeexal ak championnat bu Italie ñoom ñu ngi seen 19e journée ci wàllu jogante ñu mën cee lim jogante Inter de Milan féetee ci bopp raw gàddu gi moom ëllëg di samedi 19h45 digganteem ak Atalanta bu Bergame lay daal di doon geneen jogante gu soxal ñi nga xam te ne daal moo di ñuy suivre championnat bu Italie di Juventus de Turin moom itam féete ci bopp raw gàddu gi tolloo ki pañ ak Inter de Milan ñoom dimanche danañu fekki AS Roma seen dëkk ci bu 19h45 jotee AS Roma nag moom moo féete jamono bi ci 4e place ci classement bu championnat bu Italie.